maa ngi leen di nuyu ñi ngi présenté wu ñi ngi tudd Henri Fall dëkk Kawsara Fall Thiès di nekk benn jeune buy yëngu ci affaire sociale démb dañ ñoo nominé par le groupe NJ comme meilleur jeune social de Thiès mu nekk loo xam ne daf ñu bett ñu ciy remercier bu baax NJ ak le groupe NJ Mode Fashion ci nomination bi ñu nominé démb ci deuxième édition Thiès Fashion Night mu doonoon lu ñu bett nag loo xamante ni xaaruñu ko woon parce que bi ñuy def dañ doon def juste te yàlla tax avec nos maigres moyens li ñu yàlla may mu tuut mu bari ñu ciy jéem saa su ne saa yu ñu amee événement yëgal ñu ko ñu jéem cee jàppee niñ ko mënee comme nag ñun amuñu woon habitude di dem ci yooyu di génn dañ doon jàpp rek te yàlla tax démb nag mu insister à ce que ñu ñëw teewe ko ñu demoon teewe ko ndeke dañu doon sargalee prix boobu mu doon lu ñu bett nag mais mu doon benn honneur aussi loo xamante ni dañ ciy kontaan parce que mënuñu lu dul kontaan ci parce que nit moom boo ko defalee teraanga mu xool xamul luñ fay lu mu lay fayee mu fayee la teraanga moom mënoo lu dul sant ko ci gërëm ko ci mënoon na koo bañ a def nag ndax du woon luñ ciy xaar du woon aussi luñ ciy réclamer wala dara mais defal nañu ko aussi mu doon lu ngand ci ñun ñu ko koy santé di ci remercier toute la population thiessoise parce que peut-être amaana am na ñoo xam ne sax xamuñu ñu ndax yu bari duñ ñu ci gis lii nii ngeen ma defal sax su mënoon ñàkkit du ma ko def parce que baaxoo ma ko aw ma habitude di ko def te du lu ma bëgg parce que aussi li ñuy wax rek sutura dafa baax ci doomu aadama te lépp looy defit ak képp kuy mën a dimbali aussi nga def ko ci sutura moo gën parce que yàlla daa suturaal képp ku nekk ci ñun lim ñu jox nag mu tuut mu bari wërsëg la boo xam ne yàlla moo ko def ci ñun amaana lu mu jaarale rek ci ñun mu war a dem ci NJ wala keneen ak keneen donc lépp lu ñu fekk benn jeune mu koy def ñu doon jeune doon xale dañ ciy jàpp liñ ci mën a jàppee ñeew ñu nag dañoo am lu ne gaañ loo xamante ni kuy def dañuy yëkkati def mais lépp luñ ñu fekk ñu am yàlla wërsëgaliñ ci ñu fekk ab jeune di def di jëmale Thiès kanam wala di jëmale Sénégal kanam liñ ci mën a jàppee dinañ ko ci jàppee ba fu mu mën a yem ñu xam ni foofu la yem loolu moo sabab prix bi ñu ciy remercier toute la population thiessoise encore une fois parce que ñoom la du man loolu daal la woon waaw comme yi ñuy def rek xam nga social moom mooy loo xamante ni ndimbal moom am na ci yoo xam ni yëpp bëgguñu ko woon sax nag di wax parce que caméra daa taxaw rek moo tax ñu laaj ñu ci mais sinon duñ ci wax parce que comme NJ ay événement am dañ ciy taxaw moom daf ñu jox soutien ñu ñëw bu dul événement NJ am na ay événement yu ci mel ni événement Pakito yi muy def affaire vacances am yooyu muy def ak xale yi élèves yi aussi chaque année daf ñuy woo d'habitude dañuy bañ sax nekk parrain mais daf ñuy woo ñu ñëw comme élèves yi chaque année élèves yi Pakito di jël foofu ñoo leen di jëndal ay kit scolaire ñoo leen di inscrire aussi loolu yoo xam ne na dañ koy def suñu koñ aussi ñi ngi ci ASC yi ñi ngi ci lutteurs yi ñi ngi ci jàkka yi et tout dañ fay def ay dons malades yi aussi des fois nga toog indi la ay ordonnances yoo xamante ni nañ ma baal bugguma ko di wax sax mais yoo xamante ni la dañ koy def seetluwuñ ci dara nag utuñu ci dara wax dëgg yàlla mais li ñu yàlla wërsëgale rek la ñuy jéem a bokk ak nit ñi comme li ñuy wax rek di nga ko commencé sa kër génne ko sa ëtt génne ko ci buntu kër gi génne ko ci koñ bi après mu doog a dem Thiès moo tax li ñu am commencé nañ ko suñu kër génne nañ ko ci buntu bi génne nañ ko suñu koñ bu leen neexee après mën ngeen a wër koñ bi yëpp ngeen laaj ku leen neex ngeen laaj ko Henri Fall mooy kan ak lan lay def après tamit mu doog a egg ci Thiès te dafay doog a commencé am nañ yeneen projet yoo xamante ni social la yu ci mel ni suñu poste de santé bi taxaw fan yi nga xamante ni suñu benn général moo ñëw defaral ñu ko ñun tamit liñ ci mën en tant que jeune prévoir nañ ko muy benn ñëw defaral leen ci ay ventilo defaral leen may leen ay couche pour bébé yi may leen ay serviette hygiénique pour jigéen yooyu prévoir nañ ko mu nekk ci benn projet boo xamante ni c'est typiquement social te xam nañ ni aussi duñ ko yamale ci suñu koñ certes nag fii lañ koy commencer parce que charité bien ordonnée commence par soi-même dañ ko commencer fi ñu dëkk muy Kawsara Fall mooy suñu fierté moom lañ am fa lañ koy commencer bu ñu paree nag dinañ ko génn ci yeneen poste de santé yi nekk ci gox bi lu ci mel ni zone nord après nag pourquoi pas Thiès gépp parce que luñ mën a am mooy Thiès après nag bu yàlla wërsëgalee ba mu mën a daj Sénégal ñu def ko parce que ñu ngi liggéey ak yeneen ñoo xamante ni dañuy liggéey ak ñoom it ñu am projet yu mel noonu yoo xamante ni c'est très élargi parce que c'est tout le Sénégal mais ñun tamit à notre niveau fi ñu nekk comme dugguñu ci yenn affaires yi comme lu dul social jéemuñu ci yëngatu tamit ñu nekk foofu noonu di ci def lu ñu war mais
ñi ngi ciy liggéey daal ci loolu daal lañ nekk en grosso modo. waaw loolu moom lu c'est vécu la en fait parce que dañoo nekkoon au plus bas yàlla yëkkati ñu bañ toll fi ñu toll tey donte nag suñu objectif sax atteindre guñ ko xam nañu li nekk ci xiif xam nañ li nekk ci mar xam nañ li nekk ci rafle parce que tolloon nañ fa képp ku xam suñu histoire xam ni metti woon na ci ñun ñuy liggéey di daan suñu doole di jóg ko wàcc di yékkatiku ba yàlla teg ñu tey fi mu ñu teg gannaaw yàlla ak yonent bi ak suñuy ñaanu waajur et tout maam galéré nañu xam nañ lan moo ci nekk xam nañ ci xiif bañ a lekk la moo ci nekk mar bañ a naan rafle amoo yére xam nañ lépp donc tey bu ñu demee ba yàlla teg ñu fenn fii bu ñu gisee yenn situation yi mën cee jàpp mënuñu cee bañ a jàpp parce que tamit loo xamante ni la dund nga ko xam nga li ci nekk tey su ñu demee nag ba gis nit nekk ci niveau boobu noonu ñun yàlla wërsëgale ñu mënuñu ko jëlee ci loolu wala mënuñu cee jàpp day mel ni ñun liñ ñu yare wala boog li ñu dund dañ ko yéene yeneen nit ñi te amaana yéene wuñ leen ko loolu moo ñu ci poussé ñuy def yenn social yi te jeunes yooyu aussi ngay wax di leen ci lancer un appel di leen wax ni bépp jeune bu ci yàlla wërsëgale xamal ni alal saxul wërsëg saxul loo xamante ni la yàlla mën na la ko may tey suba mu jël ko mais amaana saa yu la ko mayee fexeel ba def ci li nga xamante ni moo ci gën mooy li nga xamante ni mooy destiné bi mooy li nga xamante ni mooy destiné bi ba ëllëg ak ci biir leneen lu la ci fekkit nga xamante ni li la waroon ci sa xaalis bi la yàlla wërsëgalee def nga ko ci loolu daal un appel la bu may lancer à tous les jeunes di leen wax ni daal te jeunesse dafa gaaw donc loo ci mën a def rek ci lu baax def ko ci bala muy jàll daal. waaw am nañ projet pour jeunes yi mais comme li may wax rek suñu projet dañ ko commencé ci ñun parce que aussi ñi ngi liggéey ñi ngi nekk Dakar nekk di liggéeyal ay nit nekk ci entreprise di liggéey donc am nañ suñuy projet personnel parce que ku ci mel ni man maa ngi yëngatu ci mbay yor tool di bay ay affaire di jaay donc maa ngi ci agro business maa ngi ci yëngatu ci transport donc di créer samay propre entreprise sama projet le plus absolu mooy employer au minimum 1000 jeunes 1000 personnes je dirais parce que mooy sama projet ci laa nekk di liggéey j'emploie des personnes en ce moment mais eggaguma fi ma jëm mais fi ma jëm mooy dem bañ may tudd ci liñ may tudd mooy lan ci ñaata nit lay employer ñaata emploi la générer ñaata emploi la créer ci loolu lañ nekk loolu mooy suñu projet ñu ngi ci agro business ñu ngi ci transport n'empêche que ñu ngi liggéey à Dakar mais suñ ñëwee weekend à Thiès ku ne xam na ni tooguñu Thiès sax dañuy dem ci tool ya fa la ñuy nekk samedi bi fa la ñuy nekk dimanche fa la ñu jóge léegi ñu ngi doog a sangu donc amuñu temps wu toog parce que le temps c'est de l'argent ku ne xam na ko donc amuñu temps wu toog fenn projet yi na ko jeunes yi xam mooy lan dañuy dem liggéey et on va travailler et on fera travailler des jeunes c'est notre ambition le plus absolue te ñi ngi ciy liggéey te tey leen ci gën a dogu te incha allahu rabbi dinañ ko booleeg social bi ba Thiès gépp yëg ko ba Sénégal gépp yëg ko bu soobee yàlla nañ ñu xaar ñi ngi ñëw. waaw politique moom li ñuy wax rek ku nekk ci façon politique bi nga nekk man maa ngi ci dans la politique sociale donc lépp li ñuy wax rek xëy liggéeyi sax fexe sa waa kër lekk sax politique la donc lépp dafa am temps tey kenn mënul ne du ma mës a politique ci àddina parce que xamoo fan la sa dëkk di soxlaa te à l'appel du peuple nul ne peut refuser bis bu dëkk bi soxlaa ni da nga war a ñëw bu boobaa da ngay ñëw loolu mënoo ci dara mais nekkaguñu ci loolu noonu li ñu nekk te gëm ko mooy lan dañu war a liggéey fexe ba jeunes yi liggéey ci loolu lañ nekk loolu lañ gëm mais bis bu dëkk bi demee ba xam ne yow mi da nga baax société bi da nga ci war a bokk bu boobaa on n'hésitera pas nekkuñu fi nag naan dañuy am xaar ma yàlla mais lépp lu liggéey laaj dañ koy liggéey ci loolu lañ nekk mais franchement en toute franchise fi ñu toll nii nekkul ci suñu bopp ça ne traverse même pas l'esprit nekkaguñ ci suñu gëm-gëm mooy suñu liggéey bi nekk Dakar ak suñu liggéey bi nekk Thiès nu ñuy fexee ba nga xamante ni ñëpp lépp luy jeune war ci bénéficier wu di nga ci bénéficier wu ci loolu lañ nekk. waaw Kawsara moom yéene bi commencé nañ ko parce que man maay président ASC Kawsara donc depuis 3 ans donc commencé nañ yéene bi ci jeunes yi commencé nañ ko aussi ci yenn mouvement yi commencé nañ ko ci lutteurs yi parce que fi lañ yamagum parce que aussi tollooguñu niveau bu ñuy tëbee tëb rek génn noonu ñi ngi si comme ni ma la ko waxee sànq rek sama prochaine étape mooy lan suñu poste de santé bi suñu maternité bi ñu baaxee fan yi
sama participation ci maternité bi mooy lan indi leen ay ventilo dama bëgg a ventiler saal yi def fa may leen ay couche may leen ay serviette hygiénique mu doon sama participation ci maternité bi ñu tegal loolu lu may defal Kawsara la loo xamante ni sama prochaine étape incha allah loolu lay doon Kawsara moom fi laa dëkk fi laa juddoo fi laa màggee Diébétir mooy sama fierté xaw ma lu dul moom donc lépp lu ma am di ko def fi laa koy commencé après nag bu jeexee fii doog a génn dem feneen. waaw di dellu di sant ñëpp rek di remercier encore une fois NJ ci li ma bettee dem franchement surprendre na ma trop xaaru ma ko woon loo xamante ni la wax dëgg yàlla NJ des fois sax moom xam na ko yu bari dama ciy laaxat dama lay boole sax ci publicité mën na ko déedéet parce que damay daw yu bari mais démb moom daf ma forcer lii defal ma ko mu doon honneur aussi ma ko ciy remercier waat di remercier waat waa Thiès yëpp di remercier sama famille je remercie aussi ma femme parce que sans elle moom mënuma réussir yu bari wax dëgg yàlla daf may jàppale daf may épauler ci lépp lu may def sa booba ngoon jot ma femme maa ngi koy remercier bu baax a baax di remercier toute ma famille mon père et di ñaanal ma defanti mère fa mu nekk gënal ko fii di remercier samay sœurs samay frères et di remercier ñëpp daal di remercier ñëpp ak tout le groupe NJ di leen remercier di remercier médias yi et ñi fa nekkoon ñëpp maa ngi remercier ñëpp. waaw tey 8 mars bi nag moom maa ngi woon tool madame sànq rek mu ko mën a ko garaaw léegi toggal man dinaa servi quoi maa ngi joxe non maa ngi joxe bu soobee yàlla maa ngi joxe incha allah maa ngi servi quoi ci kanam tuuti dinaa yàq reer beeg yooyu quoi jox ko madame neexalee ko quoi incha allah bu soobee yàlla ok merci.